ba tax na kon fii ci Sénégal fu nekk kon ñi ngi koy màggal ñoom jigéen ñi dina ñëw ci seen i tawat rawatina mitit yi leen di teg bokk na ci wàllu siif gi mën nañoo jàpp ni fii ci Sénégal at mu jot gën gaa néew junni ak ñaar téeméeri jigéen danañ leen siif buñ sukkandikoo ci ay chiffres yu psychologue bi di Aminata Libin Mbeng daal di wax xamle rek ne jaadu na kon ñu daal di leen di taxawu ci wàllu xelwaan tamit gën leen a déglu su ko defee li leen métti ñu wax ko bàyyi nës-nësal gi ci kër yi fële ca Mbuur it bàjjenu gox yi ñoo fa daje li nemmeeku mooy siif gi bari na fitna gi ni teg jigéen yi naka noonu ba tax na kon ñoom it ñu jóg ngir xeex ko fële moom ca Thiès waa njàng ma ñoom ñoo daje rek ngir xool naka leen def gone yi ci daara yi ñu gën leen a tàggat su ko defee kon ñu teel a def ci ñoom ak kilifteef bu màggee ñoom bokk ci jigéen yi na sa ko nocc ci réew mi am nañ gan ci kanam muy docteur Zeynab Kane moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit public di xeex moom it ngir ak yelleefu soxna yi président Macky Sall tey ci ñu ngoon dana nekk ca Grand Théâtre ngi rek moom daal di célébrer bis bi ci teewaayu kon jigéen ñi ministère de la femme ñoom ñoo jiite boobee ndaw moom Macky Sall sax daal dina ciy def benn tweet daal di anticiper kon ci lu ni mel delloo ndukkal jigéen ñi su ngeen taaxirlu mbokk yi njaatal xibaar yi. tey la journée internationale de la femme di bis bi àdduna jagleel jigéen ñi rawatina kon seen àq ak seen yelleef muy droit de la femme fii ci Sénégal nag ñu ngi koy célébrer wante am na ci jigéen ñu nekk ci jafe-jafe dañ leen a siif muy lu métti loo xamante ni psychologue bi di Aminata Libin Mbeng daal dina koy ñaawlu mu sax joxe na lim ne at mu jot gën gaa néew junni ak ñaar téeméeri jigéen dinañ leen siif ci mim réew moonte de am na loi bu ñu fi voté woon daal di criminaliser viol taxul ba léegi kon jëf ju ñaaw jooju am ñu koy def daanaka dara du leen ci fekk ndax yéexaay beeg yu ne mel ba tax na kon mu sàkku ci kilifa yi kon ñu gestu bu baax a baax yooyee jigéen gën leen a déglu ñu bàyyi kon mbir yi ni nëbb ci kër yi su ko defee kon ñu mën koo xeex ñu déglu ko moo ne kon ganu info du matin. mbirum siif wala fitna ci biir néegu sëy wala bokk bay jàng ay jafe-jafe la nga xam ne soxna yi dañ koy jànkonteel ci bëccëg 8 mars bi nga xam ni ñoom lañ ko jagleel ñi di agent communautaire yi bëgg ñu gën a taxawu soxna yi. santé communautaire aussi bu jeune fille dañ ciy taxaw jafe-jafe mariage yi jafe-jafe liggéey yi bu fekkee xale bu jigéen bi aussi dafa ne ci koñ bi wala ne ci dëkk bi te njàngam teel a yàqu amul métier dinaa fexe ba yóbbu ko mu jàng métier bu ëllëgee mu jëriñ ko. femme bi nga xam ne aussi dafa ëmb yàlla def jëkkëram dooleem bariwul ñun ICP yi jaar ci suñu poste de santé Tripono bi mën nañ jël femme en charge ba nga xam ne ba fi wax war a yegg yëpp loolu moom mën naa ne ñun ci activité yooyu dañ ciy dox. xale yi jigéen ñi ñoom it bokk ci ay club ñoom sax ci li ñuy gën a yëngu mooy fexe ba waxtaan ak seeni moromu jigéen ñi bu ñu gisee mbaax waaye tamit nan la ñu war a mën a def ba moytu yu mel ni teel a ëmb ak xeet gi ni mel di leen dal. naa dugg porte à porte waxtaan ak ñoom parfois su ma demee naa fekk ay parents ñu toog ak seen i doom yi jigéen ñi. ñun loolu mooy suñu métier super éducatrice mooy ndaw bi jàngal ndaw kenn ne instant bi nit ku am problème. tey journée internationale des droits des femmes daf ñuy yóbbu pour ñu taxaw seetlu ci droit wu jigéen ñi fii ci Sénégal seen àq ak seen yelleef parce que xam nañ ne lu bëri daf fi sooxe surtout boo jëlee ci wàllu violence sexuelle ak violence conjugale Banque mondiale def na benn étude en 2014 bu wane ne 60% des femmes sénégalaises dañu vivre violence conjugale. ci wàllu viol chiffre AJS yeeg ak yeneen collectif yi wane nañ ne chaque année dinañ am au moins benn 1200 femmes qui sont victimes de viol et loolu lim bu takku la ci dëkk bi te xam nañ ne ñi koy wax ak ñi ko dund ci dëggantaan am na benn décalage bu bëri donc li ñuy gën a soxal mooy que ne ñi nga xamante ne dañoo dund loolu suñ ko waxee ñun ñu gëm leen en fait parce que gis nañ ne comme doon ci presse bi wala ci feneen li ñuy woowee culture du viol maanaam waxu jigéen ñi dañ koy remettre en cause systématiquement quel que soit nit ki ñun mettre en cause dañuy faral góor ñi d'abord avant ñuy gëm en fait jigéen ñi. mu am ay espace de prise en charge yoo xamante ne à la fois psychologique et de prise en charge d'urgence boo xamante ne day jël jigéen ñooñu en charge parce que xam nañ ne viol dafa am benn impact bu rëy si dundu ku jigéen ki que mu doon ci santé mentale am que mu doon ci santé physique am na sax ñuy wax ne dafay wàññi espérance de vie parce que traumatisme bi muy créé tey
muy kon Aminata Libé Mbeng nekk psychologue mu nekkoon kon sunu gan ñëwaat kon ci jafe-jafe yi soxna si yooyu di dund loolu la nemmeeku it ca Mbuur ni nañ ko doon waxee gis ngeen ci astuut muy bàjjanu gox yi jug rek ngir ñoom it ñaawlu tolluwaay fitna gi ni teg jigéen ñi rawatina kon siif gi ni siif ñeneen ñi ak yeneen yoo xamante ne ci biir kër yi la am loolu nag bokk na tamit wàllu njur mi yenn saa yi ñu am ci jafe-jafe loolu lépp daal tey ci journée internationale des droits des femmes ci doon ko daal di yëkkati su ko defee kon ne kilifa yi nañ ci bàyyi xel lii ñu gën koo saafara lu ko mooy kon musiba mën naa am ñu ñëwaat ci ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. wala fitna ci biir néegu sëy wala bokk bay jàng ay jafe-jafe yi la nga xam ne soxna yi dañ koy jànkonteel ci bëccëg 8 mars bii nga xam ni ñoom lañ ko jagleel ñi di agent communautaire yi bëgg ñu gën a taxawu soxna yi. santé communautaire aussi bu jeune fille dañ ciy taxaw jafe-jafe mariage yi jafe-jafe liggéey yi bu fekkee xale bu jigéen bi aussi dafa ne ci koñ bi wala ne ci dëkk bi te njàngam teel a yàqu amul métier dinaa fexe ba yóbbu ko mu jàng métier bu ëllëgee mu jëriñ ko. femme bi nga xam ne aussi dafa ëmb yàlla def jëkkëram dooleem bariwul ñun ICP yi jaar ci suñu poste de santé Tripono bi mën nañ jël femme en charge ba nga xam ne ba fi mu war a yegg yëpp loolu moom mën naa ne ñun ci activité yooyu dañ ciy dox. xale yi jigéen ñi ñoom it bokk ci ay club ñoom sax ci lu ñuy gën a yëngu mooy fexe ba waxtaan ak seeni moromu jigéen ñi bu ñu gisee mbaax waaye tamit nan la ñu war a mën a def ba moytu yu mel ni teel a ëmb ak xeet gi ni mel di leen dal. naa dugg porte à porte waxtaan ak ñoom parfois su ma demee naa fekk ay parents ñu toog ak seeni doom yi jigéen yi. ñun loolu mooy suñu métier super éducatrice mooy ndaw bi jàngal ndaw. kenn ne instant bi nit ku am problème su ñëwee seet suñu ñun suñu wareef mooy ñu jàpp ko conseiller ko bu nekkee tamit dañu am leneen li nga xam te mun nañ ko defaral après ñu defaral ko aider ko ba mu génn si problème yooyu noonu. bàjjenu gox yi ak clubu xale yi jigéen ñi di rafetlu tamit taxawaay bi nga xam ne nguur gi mu ngi koy amal ci lu jëm ci yenn yi nga xam ne dafay gàllankoor jigéen. ca Thiès moom gone ya nekk ca daara digg doomu ya di ay jigéen ñoom lañ dajale rek ngir tàggat leen su ko defee teel a def fi ñoom loo xamante ni daal ëllëg buñ màggee ñu yeewoo ko mën nañoo bokk ci ñi nasaka nocc ci mim réew ba tax na rek kon ñu daal di koy rafetlu ki am yéene bi nag mooy inspection d'académie bu Thiès Cheikh Anta Diop Seylaté di ay njagamaar ay jànq jóge ci lycée yi ak collège yi nekk fii ci diwaanu Thiès cellule genre bu inspection d'académie bu Thiès lëkkaloo ci ak ministère bu éducation nationale doon nag waxtaan ak xale yi jigéen ñi tàggat leen ci naka la ñu war a mën a taxawee ba ëllëg ñun ràññee leen ci réew mi am pas-pas ba réussir. xale yi ku leen jàppale ñu dem tàggat nañ leen gis nañ ne am na lu nekk ci ñoom lu leen mën a dimbale ba li ñu war a nekk ci société bi ñu nekk ko. li nga xam ne moo nekk ci ñoom li ñu muy potentiel leadership boobu ñuy wax ñu génne ko mais aussi ñu xam ne ëllëg kenn du leen ko defaral ñooy defaral seen bopp seen ëllëgu bopp te defar sa ëllëgu bopp mooy xam sa bopp xam li nga bëgg xam fi nga jëm ak naka ngay def pour egg fa. xale yu jigéen ñu am pas-pas am avenir mën naa nekk ñii nga xamante ne ñoom ñooy ay jàngalekat te ay psychologue conseiller doon leen tàggat digal leen lii. tey ñëpp xam nañ ne lu góor mën jigéen mën na ko ci mbirum liggéey wax naa femme pilote mais mën naa wax sax ci biir ministère de l'éducation nationale am nañ ay exemple yoo xam ne yu ñu mën a wone la. Maymouna Diouf moom élève 4e la ci CEM Daaru Salaam. dama seetlu boo demee ci entreprise yu bari danga fay fekk ay góor te loolu amul fenn ñun jigéen ñi dañoo war a nekk ci entreprise yeeg et surtout lépp fépp. psychologue yi nekk fii ci inspection d'académie bu Thiès nag amaloon programme bi ngir nag ñaax xale yi jigéen ñi rawatina élèves yi ñu bàyyi font bi jàng ngir tekki ëllëg dem sax bay jiite réew mi. ci ñu jiite ñoom ca kawoon moom maire bu jigéen lan am moom nag ngi rek màggal soxna yi ubbi na marché diwaan bi nga xamante ni nekkoon na kon ay tawatu yooyu jigéen ñu daa am jafe-jafe ngir dugg marché moom Fatou Sène ne du yem foofu lépp loo xamante daal mën na koo def rek ngir jafe-jafe jigéen ñi ñu mën koo saafara ci boobee diwaan dina ko def Pape Mbaye Diaw fa liggéey.
boo xam ne jël nañ ko aussi pour ubbiwaat wala puusaat encore activités yi nga xam ne am nañ ko ci biir marché Kahone parce que ñëpp xam nañ ko ñi dëkk biir Kahone xam nañ ko marché bi mi ngi fi woon mais amutoon presque activités yi nga xam ne waroon na ko am presque mën naa wax ne marché bi dafa dee woon li nga xam ne waroon na ko liggéeyu ko sur le plan taxe loolu nag nekk doléance boo xam ne population bi ñu ngi ko doon joytu depuis ñun bi ñuy def campagne électorale mu nekk relance su activité yooyu nga xam ne marché bi amoon na ko te mu dee ci biir marché bi ñun ñu ñëw suqaliwaat activité boobu loolu wane parce que tey dañu ne promotion économie locale au service de l'épanouissement de la femme et de la famille boo suqalee sa économie locale day tax jigéen am naataange day tax jigéen bu amee naataange famille bi am naataange ndax léegi nii suivi bi rek moom mooy que képp koo xam ne wax nañ la ko jox nañ la place ci biir marché bi muy cantine muy table te mënoo ko ubbi chaque jour ndax mu delluwaat ci système bi nga xam ne foofu la ñu nekkoon danañ ko récupérer jox ko keneen koo xam ne war na ko mën a doxal parce que ñi taxaw tey bëri nañ foog naa li ñu jot ci demande mat na 2 fois wala 3 fois ñun li ñu am fii ci biir. ñu des ba léegi ak jigéen ñi mujj fal ci élection locale yi weesu kii nag moom Anne-Marie Faye la tudd moom mooy première adjointe maire bu Tokki Gaar nekk ca département bu Diourbel moom nag dafa yor tout tànk di nàmpal terewul kon nekk ak parental boobu mu am yéen rek ba ñu daal di koy fal muy def liggéeyam nekk di ci wàllu restauration waaye tamit ci wàllu politique li mu bëgg mooy soxna yi nga xamante ñoo nekk ci kaw gi ñu gën leen a jox gëdd te lépp loo xamante laaj nañ ko dina ko def Babacar Diouf. bëgg-bëgg bi ak xalaat bi mu ngi ci Anne-Marie Faye. mooy adjointe au maire rek de waaw. waaw raw maire sax nag. mooy fonction xalaat naa ne mën na dem sax ba ay député ak ba ministre sax. pourquoi pas. mu di ndaw doon yaay doon tamit adjointe au maire ci commune bu Tokki Gaar ci département bu Diourbel moom de fas na yéene xar la fu sërëm pour développer dëkkam. xanaa liggéeyal Tokki parce que Tokki rek moo ma ñor te ndaw laa bëgg a jàppale commune bi liggéey pour askan wi pour Tokki stade bi mu nekk mu jóge fi. li moom di li mu gis moo di doon jigéen warul tax nit ki yaafu. takku liggéey parité bi ñu doon xeex ba am ko comme am nañ ko léegi jigéen ñi toog fu góor taxaw jigéen taxaw fa na jigéen ñi ñëpp jóg takku ñu liggéey ngir Sénégal liggéey pour askan wi. non yàqaluma dara fu ma waroon a dem dama fa doon dem ak xale bi yàqaluma dara gis. loolu sax moo tax mu dugg ci politique ba doon fi tey première adjointe au maire bu Tokki Gaar. taxawal jigéenu Tokki Gaar yi pour ñu gis seen bopp village bu nekk ak jafe-jafeem. amuñu ay moyens machines yi soq bi sonal na leen ay mbojjak ak ay wol loolu yëpp ay difficulté la ci jigéen ñi ñoo ngi koy éprouver ci seen biir ménage yi. amuñu ay financement gis nañ poste de santé yi am nañ ci difficulté. xam-xamam jëm ci wàllu restauration Anne-Marie Faye ne bëgg na nàmp wante jumtukaay doon na jafe-jafe ci ñoom fi mu toll nii. jërëjëf Babacar Diouf ak Anne-Marie Faye kon mooy première adjointe maire bu Tokki Gaar ni leen ko doon waxee ñu am fii gan di soxna Zeynab Kane moom nag enseignante chercheur la ci wàllu droit public ku ne xam ko ci xeex ak yelleefu jigéen ñi Zeynab ginnaaw bi nga nuyee sargal la comme ni ñu koy defee ak soxna yëpp ci bis bi. jërëjëf Chérif ña ngi leen di sant bu baax ci invitation bi nga xam ne invité ngeen ñu ko. ci bés bi nga xam ne moom leen jagleel jigéen ñi. nga gis Anne-Marie Faye gis nga mi ngi yor parental te rewut mi ngi doxal liggéeyam yéeneem image bi lu mu lay def. voilà image bi de lim ñuy def rek mooy fàttali ñu condition féminine. wan ñu ne jigéen fu mu mënti nekk rek fonction première am fonction de reproduction boobu daf ci taxaw te bu ciy taxaw du pour moom rek pour askan bi yëpp la ñu war ko cee gunge. donc femmes yi léegi bu ñu dem seen bërëbu liggéeykaay war nañ mën a xalaat ci pexe yoo xam ne. dañuy am kër yoo xam ne dañ leen di dimbali ba ñoom bu ñu demee mën a teg seen doom ci wet gi. moo xam ca fu ñu mënte dem rek mu am loo xamante ne ni. dina mën ay crèche communautaire ak nekkul rek ci bërëb mais crèche communautaire. tey même kuy liggéey ci sa biir kër sax am na nooy boote sa doom di togg sonn war nañ mën a am ay système communautaire yoo xam ne mag ñi toog ci kër yi te defuñ dara ñu organiser leen ba ñu mën a def loolu. donc crèche yi warul nekk rek affaire crèche pour les milieux professionnels mais aussi dans les communautés pour permettre aux femmes d'alléger un peu le travail.
ci bureau am nii adjointe maire uuf gone gi bu amoon fu mu ko denkloo dina gën a mën a ko waala mais loolu aussi day tax mu day wane tamit jigéen fu muy dem rek mi ngi yóbbaale jigéenam donc moo tax ba fépp fi mu nekk rek war na mën a xam ni moom taxawaayam dafa waroon nekk taxawaay bu matale du taxawaayu femme kese mais taxawaayu femme professionnelle taxawaayu femme épouse taxawaay yu baree bari ci rôle yi nga xam ne. lu tax Sénégal moom malgré que chaque année ñuy célébrer bis bi yëggaguñ ci yu ni mel ba yii quand même ñu mën ko fee xeex. waaw pour man xeex bi ay processus la loo gis rek ci ay wàññi la donc bu ñuy waxee na dañu naan ci wàllu législation am na lu ñu am. léegi nag naka lañ koy décliner ci ay politique publique ak ay pratiques sociales yoo xam ne yu important lay doon loolu beneen pàcc la te jàpp nañ ne bés yu mel nii bésu plaidoyer la waaye bésu fàttali la waaye bésu tamit wax nit ñi ne leen attention lii nga xam ne fa ngeen yem war nañoo mën a passé jéego yu mel nii ñun jàpp nañ ne am na loo xam ne nguur moo ko war a def am na loo xam ne également société privée yi ñoo ko war a def te am na fi ay société yu mag yoo xamante ne ci seen cadre RSE rek waroon nañ mën a accompagner des structures yi nga xam ne dafay employer une main d'œuvre féminine ne leen on vous met en place une crèche beneen bi tam mooy au-delà des crèches wàllu congé maternité yi soxna yi dafa mel ni xeeb nan waa 14 semaines yi waa 14 semaines yi de soxna yi xeeb nañ ko te wax nañu dëgg aussi parce que ñun ñëpp njaboot leen da ngay gis ne ci diggante délivrance beeg biñ naan la reprise bi jot na day mel ne presque benn fan moo fa jaar. ñaata ngeen bëgg. waaw wax dëgg de débat yi bari na am na ñu wax 6 mois la ñu bëgg. am na ñu wax juróom benn weer. donc mais vraiment amaguñu ci ay position yoo xam ne jàpp nañ ne ay position yu harmonisé la. mais li ñu jàpp rek mooy 14 semaines yi war nañ koo mën a weesu même bu dee dañ ci tegaat 4 semaines de plus wala. yeneen 6 semaines de plus pour ñun il faut aller vers l'allègement jar na ko loolu moom lu jaadu la nan ci góorgóorlu waa député yeeg yooyu nañ ko jéem a xeex ci assemblée nationale ñu daal di fa yegg ñu ñëwaat léegi ba léegi rek ci femmes élues yi parce que dañu génn ci ay élections locales jëm ci ay législatives am na loo xamante ni benn loi la woon 2010 la fi nekkoon di wàllu parité bi ngeen ko xayma plus de 10 ans après ak li fi am ci élection est-ce que jàpp ngeen ni parité bi ñu ngi koy respecté ci réew mi waaw ñun de jàpp nañ ne parité bi respecté wuñ ko respecté nañ ko ci bu ñuy def liste yi loolu ñëpp gis nañ ko daanaka liste yëpp paritaire oon nañu à quelques exceptions lañ wax ne yenn liste yi paritaire oon leneen li nga xam ne moom mooy jara taxaw bu baax a baax te jara gën a xeex mooy bu ñu defee liste yi ba def élection ba pare surtout ci contexte boo xam ne maire bi dañ ko élire ci suffrage universel direct maanaam balaa ñoo teg bureau bi sax ñëpp xam nañ ñu kan mooy maire bi donc loi bi ak décret d'application ne bureau yi dañoo war a paritaire commission yi war a paritaire alors bureau yi ñu gis ni autorité administrative yi dañuy installer maire ni maire bi yow installer sa bureau alors maire buy installer bureau combine politicienne yi ak yenn pratiques yi tax na ba buy installer bureau dañuy calcul yooyu nag généralement moom mooy wàññi jigéen ñi tey communes yu bëri paritaire uñu ville yu bëri paritaire uñu ndax lan ndax ay calcul yoo xamante ne dañuy jàpp ni ñun parti yi ab ndax ren ku xool analyser élection locale yi ñu génn Chérif nga xam ne élection wu ay grande coalition la te ku wax grande coalition wax séddoo ay parti parce que ay parti ak ay mouvement ñooy composé coalition bi kon ci contexte bu mel noonu bu ñu bëggee salfaañe parité te ñoom ba ñuy dem investiture xamoon nañ ne ñoom kese sans jigéen ñi du ñu gagné donc dañoo bootoon jigéen ñi ak ñoom kon buñ demee ba falu bu ñuy def ndomba tànk yi ñu mën a xam ne ndomba tànk yi kat séddale wuñ ko kese pour coalition bi mais dañ koy séddale ci coalition bi waaye itam ci ni mu tëddee woon ci wàllu góor ak ci wàllu jigéen waaw beneen bi mooy foofu tamit loi bi parce que justice ak fii yu mel nii bu amee est-ce que lu mel ni cour suprême bu ko nit ñi saisiré mun ta tas kuréel yi ne nan ko commencé waat kañ loolu defoon nañ ko 2014 te defe naa ñu ngi ci yoon bi donc cour d'appel yi lañ saisir am na cour d'appel yu bari saisir nañ leen déjà donc pour ñu rendre ay décisions cour d'appel yi en général donc su ma jëlee exemple li xewoon 2014 rek dañu dem cour d'appel Kaolack joxe décision ni bureau bi ni mel baax na parce que la loi est d'interprétation difficile ñun ñu jël décision ba yóbbu ko cour suprême su ma nee ñun mooy kuréelu jigéen ñi xeexal jigéen ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoom la yëf yi daloon seen kaw bi ñu demee cour suprême daal di joxe dogal ni loi bi dañ ko war a respecter muy décision 8 janvier 2015 loolu noonu bu amee leen moo ca desoon mooy respect de l'autorité de la chose jugée maanaam bu ñu jugé mbir ba pare nit ñi dañ koo war a jëfe léegi nag jëfin woowu ñan ñoo ko war a def mooy ñi exécuter décision de justice yi te loolu lañ ca gisoon mooy dañ ko salfaañe woon respecté buñ ko woon kon mbir mi nekkatul mbirum xeexum droit des femmes kese dafa gën a xóot loolu dafa nekk droit des femmes
waaye nekk état de droit nekk hiérarchie des normes li ñuy wax ci droit hiérarchie des normes nekk tam respect de l'autorité de la chose jugée loolu nag bu amee ci réew def naa ñëpp moo xam politiciens yi la moo xam décideur public yi la ñëpp ci war a mànkoo ne lii kat institution yi buñ ko waree renforcer dañ ko war a renforcer au bénéfice des femmes et des hommes du pays. fi ñu jeexal rek mooy bi moom lañ tàmbalee laata ngay ñëw muy wàllu viol am na ay chiffres yu ñu fi joxee plus de 1000 par année te réew mi ci Sénégal ñaari at ak nii ñu daal di fi doon criminaliser viol te wut ba léegi fléau bi mi ngi fi lan nga jàpp ni moo tax mënu fay jógee ndax loi bi moo efficace wala déet. waaw jàpp nañ ne loi bi xëy na répression bu ñu koy def ci droit dañ naan dañuy daan pour nit ñi ragal bañ a def mbir mi waaye pour ñun la seule réponse du droit doyul répression bi baax na naam waaye répression bi dafa war a ànd ak prévention olof dañuy wax boddeeku xoddeeku balaa ngay lakkale naka la ñuy def ba tey mën a sensibiliser maanaam mën a yee askan wi ne viol ñiy def xeetu ñaawteef yooyu ci askan bi lañ bokk naka la ñuy defee ba affaire sexualité bañ a nekkati tabu ñu ci yee góor ñi di ci yee jigéen ñi ci xam ni di ci yee njaboot ñi surtout xam ni ñëpp nekk en danger maanaam les prédateurs c'est pas des gens isolés des sociétés ils sont dans la société maanaam ci askan bi lañ nekk naka la ñuy fexe ba mën a sàmm yaramu jigéen maanaam le corps de la femme bañ a nekk objet de désir kese mais mu nekk objet boo mu nekk loo xamante ne un corps à respecter avec toute sa dignité pour ñun droit bi baax na répression bi baax na waaye répression bi dafa war a ànd ak des actions positives de sensibilisation et de prévention pour que lépp lu au-delà même du viol tout ce qui est violence ñu mën ko gën a wàññi ci justement dernière question bi temu ren bi ci wàllu égalité la ndaje mi tax président ci boppam de la république moom moo koy jiite ci grand théâtre tey ci esplanade ba on attend organisation féminine yëpp est-ce que en tant que leader jàpp ngeen ni la ngeen fa war a nar a wax ci plaidoyer dina ko dégg ba lii nga fi wax yëpp ñu indi ci saafara. waaw ñun de du ñu xaar sax ndaje grand théâtre ma pour plaidoyer ñi ngay plaidoyer fan yëpp fépp donc pour ñun état c'est important mu def ay organisation mais pour ñun sax ci yu baree bari dañu war a jooyanti jooy yi ñoom xam nañ ko parce que société civile loolu lay jariñ ñun dañ naan loi yi am nañ ko appliquer leen loi yi dañ naan fii jigéen ñi nekk ci yenn jafe-jafe ñi am ngeen ay réponse andi leen ay réponse li ngeen def baax na waaw waaye bu ngeen dollee ay jéego ñu jël loolu moom mooy rôle société civile te def naa ñun wàccuñu yoon bi boobu ba léegi ñoo ngi ci pour ñun li ñu war a wax grand théâtre rek benn ndaje 2 heures de temps 3 heures de temps doyul pour ñun plaidoyer bi dafa war a nekk un plaidoyer constant et constructif pour ñu mën a changer condition de vie des femmes. am nga yaakaar ne yemale dina am góor ak jigéen ci mim réew. waaw pour ñun yemale bi dañ ko tëggaat beneen déggin la pour ñun bu ñuy wax yemale dañu naan nañu yemale ci wàllu jot ci sañ-sañ ak ci jot ci koom yi donc loolu pour ñun bu ñu wax yemale ci loolu la ñuy wax mais waxuñu góor ak jigéen égalité mathématique on a juste dit l'égalité dans le respect du principe d'équité maanaam ku nekk la nga yellool nga mën caa jot waaye ku nekk sa cër ba nga am nga mën kaa téyel sa bopp te ku ne nawloo moroomam ñun ci loolu la ñuy déggee égalité bi. kaddu yi am na solo moo tax ñu leen di war a déglu yéen soxna yi soxna Zeynab Kane di fàttali ni kon jàngalekat nga enseignante chercheur nekkit militante des droits des femmes fii ci Sénégal ñu ngi leen di rendre hommage yéen ñëpp à travers vous toutes les femmes du monde. jërëjëf yéen tam ñu ngi leen di sargal góor ñi nga xam ne ñoo ñuy dooleel ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey. jërëjëf li gën a fës yéen gars yi ñu ànd ci Alaaji Assane Gueye. ngeen jëf ginaar bu wéetee ca wàllandoo wala fi nee nañu tànk bu ko neex lay gëse jigéen ñi ñoo aye tey ba tax ñoo ngi xëy di wal seen moome ci yéenekaay yu bari ñu xëyandol ubbi l'Observateur mi ngi xëy di waxtaane lu bari ci taxawaay jigéen ñi ci réew mi am na it ay góor yu mu dajal ba laaj leen luy seen xalaat ci bésub tey bi mu di journée internationale des droits de la femme professeur Lamane Baye ak ministre ba woon di Aliou Sow ñoo ngi dikkaat ci l'Observateur ci taarixu jaar-jaaru jigéen ñi ci réew mi Sud Quotidien bind na jigéen ñi la ñuy njukkeelati ci bëccëgu tey gi di juróom-ñetti fan ci weeru mars Soleil national moom it bésub 8 mars bi la xëy ci xët mu njëkk ba di ñu baaxe ay jigéen yu defi jaloore ràññeeku lool ci ay métiers yoo xam ne ñaari góor ña la ñu ci daan gis indil nañu ci ab capitaine bateau mu di Abi Gueye indil nañu ci ab mécanicien mu di Ami Jiba indil ñu ci ab ingénieur ba ci entrepreneur anki dina kay moom it xëy ak ñun ci ay jigéen yu jàmbaare yuy bay seen waar ba mu mat sëkk ci wàllu koom-koomu réew mi ku ci mel ne soxna Sidi Ndeye Mati Diol ñu gën koo xam ci maire Këriñ ca Soor jigéen jeneen ju ràññeeku ci réew mi di universitaire bii di professeur Amsatou Sow Sidibé mi ngi xam ne ci xët mu njëkk Walf Quotidien ne lu jëm ci gën a dëgëral taxawaayu jigéen ñi ci wàllu politique fii ci réew mi des na lu bare bare loi bi ñu tegoon ci réew mi jëm ci yamale góor ak jigéen mu di parité lise ko nee nañu def na fukkeet bi ñu ko taxawalee ci réew mi waaye ba léegi coow
taxaw nga ca ne jëfe gi ñu ko war a jëfee des na xereñ gi ñuy sentu ci jigéen ñi ba war a mën a doxal parité gi ci réew mi dafa des mu di gis-gis bopp yéenekaay bi nee nañu ñaari soxnaa ngi Yaay Mané Albis ak Zeynab Kane ñoo ngi koy dàq ci journal bi journal beneen mu di Direct News moom it xëy na saf sàpp ci 8 mars tey bi bay delloo njukkal ñenn ci ñoom mu di jigéen ñi yore kër yore njaboot gi ñu di ay jàmbaar yooyu journal bi gis na ne dañu leen di fàtte lekk-lekk lakk gu metti géwoon démb ca salle d'awante ga ca Sandaga journal Le Quotidien moom la xëy di ñu baaxee ci xëtamu njëkk ba di ñu wax ne démb ay boori tisbaar ci la lakk gi tàmbali mu di jëye joj ba léegi xamaguñu lan moo ko sooke li ñu xam daal moo di li lakk gi yàq ca salle d'awante lakk ba doonub doom ci marchandise bu ñu ko doon xayma toll na ci ay millions yu bari ñi loru ci lakk gi ñu bari ci ñoom ñoo ngi koy joytu ci biir journal bi pompier ya fa demoon doon fay lakk gi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne lañ doon joytu bokk na ci li marché ba amul bouse d'incendie maire bu Ndakaaru di Barthélémy Dias maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye ba ci maire bu Lambaye di Assane Ndiaye Le Quotidien nee nañu gis nañu leen démb fa lakk ga amoon démb di ca salle d'awante ñu demoon fa doon masawu ji ña lakkale Vox Populi nañu salle d'awante ga ca marché Sandaga lakk na ba doonub doom démb marchandise mu ñu xayma ci ay millions yu bari des na ca lakk ga for nañu ci wewu nag ñu ne gaz bu kalaate moo taal marché ba ak ba muy lakk na mu meloon ak ba mu lakkee bu nuppi na mu mel photo yaa ngi ci xët mu njëkku La Tribune journal bi boole ko bind ne sawara wa jeexal na salle d'awante Source A di ko dëggal ba di ñu wax ne altine ju mitti te ñuul kukk la jaaykate ca salle d'awante dundu démb tey journal La Tribune ab taxaw seddu la xëy ci njëgu dund gi ñu wàññi ci réew mi li mu ca gis moo di donte kilifa yi ci réew mi def nañu seeni pexe ba ne wàññi ñuy njëgu dund gi waaye booy seet wàññi gi ci aw làmmiñ rek la yam ne bu duggee ci marché ba safaan wa nga fay fekk ñu fekk président Macky Sall mi ko santaane ci journal L'Info yéenekaay bi gis ne li ko ëlëm guddi yu ñu toll moom Macky Sall moo di nu muy def ak fan lay jaar ba régler problème mu mbalit mi ci réew mi ni dafa mel ne ko fa réer ci biir mbalit mi moom Macky Sall ginnaaw ba entente Kadakar fato njiitu réew mi Macky Sall taxawal na fi ginnaaw bi ay kuréel yu dul jeex yooyu toppatoo mbiru mbalit mi ci réew mi ñoo leen tax a jóg yu ci mel ni UCG Promoged Aprosen ba ci Sonaged gi mujj waaye terewul mbalit mi ak i jafe-jafeem tey la gën a compliqué ci état bi ak ci collectivité territoriale yi jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye kon daal di dellusiwaat ginnaaw bi mu bëri ay fan moom lañ àndoon kon ci revue de presse bi mbokk yi fii la ñu yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bàyyi leen nag Alaaji Pape Cheikh Diallo ca geneen wet ga mu wéeg yéen moom it ci sargal jigéen ñi ci bisab tay bi Pape. mu ngoog tey dañuy sargal jigéen ñi ñu ngi lay gërëm bu baax Chérif Dia tubaab ba ko wax derrière chaque grand homme y a une grande dame waaye ñoom jigéen ñi itam mënuñu dem sans góor ñi moo tax tey bis bi yëpp góor comme jigéen ci télévision Futur Média ñoom la ñuy sargal ci ñaareelu xaaju émission bi nag dañuy recevoir koo xamante ni icône la ci combat wu jigéen ñi di ay Fatou Diagne dégg na madame le maire femme leader ba noppi itam doon coordonnatrice nationale bu Promogem di